internautes yu Dakaractu nuyu nañ leen amaat nañ mbégte bu baax àndaat ak yéen si seeni émission bii di Actu Débat comme niñ koy amalee semaine bu jot tey nag ñuy dalal kàngam politique muy Cheikh Bamba Dièye jiite parti bii di Front pour le socialisme et la démocratie Benno Jubal alors honorable maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Daouda. amaat nañ mbégte bu baax dalal la si émission bii di Actu Débat surtout si Dakaractu TV. fii la ëppee te maa ngi si profité di nuyu mbooleem auditeur ak téléspectateur u Dakaractu. honorable nan ngay dundee situation actuelle bi nga xamante ni moom la réew mi di traversé li ci mel ni immigration clandestine bi ñuy wax ñu gis ne yow Saint-Louis nga dëkk Saint-Louis amoon lu toll si ay presque lu ëpp ñaar fukki doomu aadama ñu nekk ñëpp ay ndaw juddoo si benn quartier bi mooy quartier Pikine ñoom ñëpp ñu dee si li nga xamante ni moom moo nekk si géej gi si immigration clandestine bi nan ngay dundee loolu d'abord. xam nga loolu dafa di lu triste lool. lu jafe lu metti ndax boo demee ba sa ay ndaw gedd sa réew. gedd réew mi seen ay baay ak seen ay maam ak seen ay maamaat fekk baax ndax gisatuñu fa lu war a tax ñu mën fa toog amuñu benn perspective boo xamee ni mën nañ leen dimbali pour ñu mën a tedd gis seen bopp ci réew mi loolu dafa di douleur bu rëy ba pare dib gàcce gàcce ci képp koo xamee ni responsable nga ci réew mi ndax day wane ni li ñu doon liggéey nit ñi di ko xaar si ñun fañ ko waroon def defuñu ko ci li nga xam ne mooy gouvernement wu Sénégal dafay wane ni rek mbooleem xeetu politique yi ñuy def jëm ci wàllu formation jëm ci wàllu emploi jëm ci wàllu taxawu liggéey yu mel na napp gi ak mbay mi ak sàmm gi dafa mel na ni loolee baaxul jàppandalul indiwul résultat yu war a tax xale yi des fi ndax loo waay mën a tedd fi nga juddoo moo la ko gënal lu waay mën a am fi nga juddoo moo la ko gënal et cette affaire là dafa di affaire bu doy waar boo xamee ni foo am ay conséquences yu dul jeex et je voudrais vraiment profiter de l'occasion non seulement pour naqarlu ko mettilu ko au plus profond de moi-même mais dafay doon ay conséquences wu politique yu bare yoo xam ne daf ñoo dab et puis wëlbatiku si jaale ñëpp ñi nga xamee ni ñàkk nañ ci bakkan yaa ngi wax Ndar rek ñaar fukki nit yi fa faatu mais boo ko limee ki Sénégal yëpp ñu ngi wax presque ay ñeenti téeméeri doomu aadama yoo xamee ni ay ndaw yoo xamee ni énergie lañu doole lañu kattan nañu réew mi ñàkk na ko parce que simplement la doonoon suñuy priorité taxawuñu ko bañ ko waree taxaw. est-ce que mën nañ jàpp ne loolu manque d'emploi bi moom moo waral li ni mel comme niñ koy servir ay messages yu ñuy wax comme justifier phénomène bi. mais non évidemment que ni tey jii globalement au-delà wu ñàkk emploi mooy conditions yi nekk ci réew mi qualité de vie bi nekk ci réew mi moo baaxul moo jàppandalul. ah bon mais évidemment mais yow imaginez tey jii ab xaleel boo xamee ne tant que mosta laal ndox géej mu jël dugg ci gaal goo xamee ne bii mooy première fois mu ciy dugg pour di dem ci foo xamee ni xamul fan la ak nan la da nga war a xam ne xale boobu benn du dof xam na àddina xam na li géej gi riir xam na li réew mi riir donc bu nattee li muy dund ci biir réewam natt condition yi nga xamee ni moom la ko société bi moom la ko état bi imposé ci offre yi mu ko mën a def possibilité yi mu mën a am pour jàpp ci liggéey wala mën a tedd évidemment bu demee ba choisir ni day dugg si gaal gi dem yoonam ça veut dire que ni fa mu jóge dara amu fa c'est un message mënul gën a leer loolu jëm ci képp koo xamee ne analyste nga jëm ci képp koo xamee ne citoyen nga te soxlawul sax ñuy yegg foofu ndax ku dugg si sa biir kër gis fa xale lu góor ya fa nekk mu wóor ni la bu fa fukk nekkee benn moo fa am liggéey ka fay liggéey la muy yor doyul bu mën a téye nit ñi je pense que ni condition yooyu boo ko dajalee da nga naan benn économie réew mi taxawul dëgërul emploi amul si réew mi et puis ni ñu waroon a cerner secteur d'activité yi tel que mool gi napp gi sàmm gi demewul nu war a tax xale yi jàpp ni si loolu mën nañ ci tedd ba mu jaral leen ñu toog ci biir réew mi. et pourtant discours politique yi ñuy jox mooy liggéey ñàkkut si réew mi honorable. il faut que ñu génn ci discours yi te xool la réalité discours yi boo demee ci budget yi buñ la tegalee réew mi da nga naan réew mi moo fi gën boo dégloo président de la république mu wax da nga naan ñun dara manqué wuñu bu le ministre de l'économie des finances day wax da nga naan suñu koom-koom a gën a dëgër ci koom-koom yi. kon da nga jàpp ne du réalité bi. ça ne reflète pas la réalité. man awma pour jàpp dama ni man ak sénégalais yi. nañu xool li ñuy dund suñu biir kër yi. parce que loolu mooy
vraiment indicateur bi gën a wér ci qualité yi ak conditions yi nga xam ne moom la ñuy dund ci réew mi bu réew mi jegee dañ koy yëg ci suñu biir kër dañ koy yëg ci suñuy dépense yëkk ci luyaas bi yëkk ci jàngum xale yi yëkk ci courant bi yëkk ci ndox mi yëkk ci lépp loo xamee ni ba ci paj gi dafay doon ay éléments yoo xamee ni moo lay wan ni dëgg nañ la waroon téye ak na nga waroon mën a demee ba gis sa bopp ci réew mi gisuloo ko ci sa bopp te wolof nee na kuy bëgg a lab ku ko tàllal jaas yi mu jàpp ci. pourtant autorités yi ñoo ngi ñuy naan aussi am na ay progrès yu ñuy def donte sax mbas mi di Covid 19 moom moo ñëw bouleversé tendance bi mais jàpp nañ ne si seen i discours am na ay progrès yoo xamante ni réew mi am na ko ci wàllu développement. ça n'engage que man dama bëgg mën ak yow. ñu dellu ci biir kër yi. dellu ci biir réew mi oui mais souvent aussi jàpp ci lépp jàpp autorités yi li ñu lay wax aussi nga sukkandiku ci ba xool réellement la situation globale. xam nga ñun ñëpp ay borom xel lañu. te boo bokkee ci sa réew. da ngay doyloo sa xel ba pare di analyser lu la nit mën a wax lu mu rafet lu mu ñaaw war nga ko mën a analyser méngale ak li ngay dund. bu le président de la république ne sa condition de vie baax na sa réew tane na te yow sa dund tanewul sa dund baaxul kon war ngaa am sañ-sañ ak froideur ni sama dund jagul awma liggéey sama doom amul liggéey jàppuma ci dara te sama condition de vie dafa jafe. est-ce que foofu la réew mi toll honorable mais bien évidemment foofu la réew mi toll parce que tey jii yow comment nan nga mën a expliquer tey nan nga mën a expliquer lii xale yi di génn di dem ci biir gaal yi di dem Espagne bëgg vacances moo leen fa yóbbu bëgg fu ñu noppaloo moo leen fa yóbbu dañuy dem pour villégiature wala dañuy dem taxawaalu ji mais signal mënul gën a fort loolu te man ak yow waruñoo gëmm suñu bët ci li nga xamante dafa ni fàng li ni fàng mooy xale yi yëg nañu ni dëkk bi amul liggéey pour ñoom yëg nañ ni dëkk bi mënul leen jox li ñu soxla pour mën a gis seen bopp ci seen dund. kon dañu désespéré. bien évidemment man awma sax pour wax mais les faits moo wane ni benn désespoir bu jéggi dawee dab na leen ñaar wér bu mu wér conscience bu ñu am ni réew mi mënatu leen jox dara am na ci ñoom ñett conséquence bi mooy mënatuñu fi tedd bu ñu gisee feneen foo xam ne yaakaar nañ ni moo tane loolu dañ fay dem et ça c'est la réalité donc li ñu war ñun mooy lépp lu ñu daan def ci wàllu emploi ñu réorganiser ko waat que à travers alerte yu ñu Sénégalais yi jox lépp lu ñu doon def ci wàllu formation ñu réorganiser ko secteur primaire bi nga xamee ne moo ŋànk li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ñu jox ko doole gu war a tax xale yi bañ fa gis parce que tey jii boo analyser situation benn nga ni napp gi xale bi mënatul dem Mauritanie ndax licence de pêche yoo xamee ni dafa jafe et ensuite du bare ñaar mënatul napp ci biir géejam ndax concurrence boo xamee ni jéggi na doyo boo xamee ni am na ko par rapport ak d'abord navire chalutier yi nekk ci biir réew mi ak contrat yi nga xamee ñu ngi koy signéel ay réew yu mel na réewu tubaab yi nga wëlbatiku mu am beneen contrainte boo xamee ni matériel bi muy demee géej jafe-jafe goo xamee ni jéggi na doyo muy gaal gi muy moteur yi wala muy moteur yi wala muy filet de pêche yi wala muy yeneen yi nga xamee ni jumtukaay la ñuy àndal. bëgg a wax accompagnement bi war non damay analyser conditions yi nga xamee ni mooy expliquer li tax tey jii secteur d'activité yu am solo yu mel na napp gi comme yeneen i secteur activité nekk ci ay jafe-jafe yu tax bu ma la génnelee en exergue rek situation boobu da lay wér ne xale lu mool bi bu ko fekkee ne dafay dem maare ji mu dem lu mat fukki fan ci biir géej baa lu ko ëpp bu dellu see du am lu dul 30 000 francs je pense que ni loolu dafa doy sëkk pour wan que ni moom war nga wuti leneen lu dul lii nga jàpp bu waraatee feneen ci biir réew mi gisul fenn fu mu jàpp xel ma day dem bitim réew te bu xel mu demee bitim réew mu xool visa yeeg jafe-jafe yi danaan gaal gi moo fi des gannaaw yoonu suuf bi fatt na donc lii mooy li ñuy dund te conséquence bi Daouda li ñu war a def man ak yow waratuñu fi nekk naan non nii la war a demee nii la war a demee dañoo war a xam ne on a une souffrance dañoo am boo xamee ni ñoo ko bokk am jafe-jafe ak naqar ak tiis gu tar goo xamee ni mi ngi si suñu kaw te ndax xamatuñu suñuy doom fan la ñu jëm ak ñoom li ñu war man ak yow ak gouvernement wu Sénégal mooy ñu jéem a sàkki ay pexe yoo xam ne dinañu mën a permettre ñu delloo si waat liggéey ci biir réew mi
qualifier yenn secteur d'activité yi pour que doom yi bañ a di génn di sànki seen i bakkan ci àll boo xamee ne xamuñu fan la ak nan la. pexe yooyu ngay wax bokk na ci ñoom li ñuy wax mooy formation diplômante dañuy gis nit ñu formé la ba pare nga génn taxawaalu loolu tamit est-ce que c'est la solution. xam nga moom laa ne la solution bi solution globale lay doon. bu fekkente ni école ni mu configuré woo depuis ba ñu amee indépendance ak léegi vraiment jëmul kër. ndax système éducatif. jëmul kër parce que simplement modèle yi ñuy formé dafa di rek héritage système colonial boo xamee ni système de domination la woon. li mu soxla woon mooy ay tuuti ci ay cadre ak tuuti ci ay jàngalekat donc lépp ci ay lettres ak ay sciences humaines. pour que mu mën a gérer ay intérêt ci biir réew mi réew bu moomee boppam dafa war a am ay cadres intermédiaires am ay ouvriers spécialisés am ay techniciens ñoo xamee ni dañuy saytu mbooleem xeetu liggéey yi nga xamee ni am réew daf ko soxla pour mën a développer. donc dëgg la am na tuuti mutation bi ñu commencé def ni ministère de la formation professionnelle et cetera mais rythme bi muy ñëwee par rapport ak immensité wu besoin bi ñu am ci xale yu bari yi fi nekk ci réew mi te amuñu liggéey presque mën nga wax ni li ëpp ci xale yi nga xamee ni ñoo nekk en âge de travail amuñu liggéey. et réalité boobu dafa lay laaj benn sa formation professionnelle nga accélérer processus bi ensuite système d'encadrement bi nga war a am pour que xale bi am benn genre sas boo xamee ne da leen di mën a nekk pré-emploi boo xamee ne bu fa duggee bu génnee une intégrer le monde du travail. beneen bi tamit mooy secteur de production yi ñu am muy agriculture bi muy élevage gi muy napp gi nga xamee ne c'est des secteurs prioritaires ñu def ko ay secteurs stratégiques. secteur stratégique mooy yoo xamee ni pratiquement ay question de souveraineté la ndax moo lay qualifier sa jàmm ci sa biir réew ndax dafa mën a absorber lu jiggi dayoo ci sa ay doom donc dafa war a nekk secteur d'activité yoo xamee ni day dimbali xale bi pour mu jot li mu bëgg mais nii muy demee nii dëgg-dëgg jëmul kër te du contre kenn du ànd ak kenn mais bu ñu nekkee si suñu biir réew ñu bokk ko ñun ñëpp bu amee problème dañu naan problème baa ngi nii te bàyyi yëfi naa fekk ak tappale nga xamee ne bu problème amee au lieu que nga jàkkaarloo ko nga ni ko yow mii ma yaay problème bi fii nga yem fii nga toll solution yi laay indi du ma ko def mais damay nekk ci wuti ay yeneeni alibi yoo xamee ni ay wax ci kaw wax rek la te tey jii def naa ni dootul jamonoy wax jamonoy jëf jëm ci xale yi la. d'accord alors honorable yaa ngi koy wax tout à l'heure li ci mel ni wàllum responsabilité bi souvent dañuy gis problème bu amee ñi ci gën a bëri dañ koy imputer l'État du Sénégal les autorités jàpp nga ne tey ñoom ñoo nekk les véritables responsables si li nga xamante ni moom moo xew si réew mi. mais bu ñu ko nekkulee kan moo koy nekk parce que ñoom ñooy gérer budget Sénégal ñoom ñoo yore politique de développement wu réew mi. ñoom ñoo war a taxawal système boo xamee ne dina créer emploi indi croissance ci biir réew mi ndax production bu yokku tout à fait bu problème production bu fekkee problème mu liggéey emploi wu xale yi ak ñi nga xamee ne ñoo toll ci liggéey amee ci réew mi du ñu seeti ma Samba du ñu seeti ma Demba dañuy jox duut baaraam gouvernement au Sénégal. régime bi fi nekk wala ay régime yi ko succédé. mais bien évidemment comme lépp continuité la mën nga wax ni de manière globale situation wu sous-développement bi ñuy dund dañ ko hérité depuis la colonisation ak taxaw yi nga xamee ne góolem gouvernement yi fi romb nañ ko fi ba fi bi tey jii mais ña passé nañu tey jii bu ñuy wut lu ñuy soppi duñ ko soppi ak ña passé dañ koy soppi ak ñi fi nekk. Absolument. Donc li ñu bëgg ci emploi ñëwee su ñoom duñ ñu ko defal ñi fi nekk ñoo ñu ko war a defal ndax ñi fi nekk ñoo téye xaalisu réew mi ñoo téye mécanisme de développement yu ñu yor te ñoom ñoo war a insuffler développement bu war a tax doomu aadama bu nekk gis ci boppam xam nga réew il faut que l'intérêt supérieur du Sénégal nekk la seule priorité qui vaille. jàppoon ne c'est le moment loolu moo leen ambition mooy seeni ambition. mais problème l'intérêt supérieur de la nation. mais xam nga la théorie politique. ku am xel ku nekk mën nga ko. te dafa am benn borom xam-xam bu am solo bu doon wax naan li ngay wax mënatuma ko dégg ndax sa jëf yow wax na wax ju leer nañ bu mënatuma dégg li ngay wax. c'est-à-dire ndax jëf. mooy mandargaal taxawaayu doomu aadama. jëf moom la ñu war a mën a natte taxawaayu gouvernement qualité gouvernement kenn du ko natt ci discours
kenn du ko natt ci slogan yaa ngi koy natt ci ay éléments yu mesurable tel que emploi qualité de vie loyaas bu seeram seerul ndox mu seeram seerul courant bu seeram seerul njàng mu yomb te barkeel ci ñëpp ak li nga xamee ne moo jëm ci wàllu formation ak li nga xamee ne moo jëm ci création d'emploi yooyu ñooy li nga xamee ne mooy indicateur yi nga xamee ne moom dong moom la ñu mën a natte action bu gouvernement mais la théorie politique mais li éléments yi nga lim yëpp gisoo ko ci gouvernement bi nga nekk mais bu ci nekkoon tey ji yaakaar nga ne bu fekkoonte ni lii ñu wax ni mi ngi ci di nga ma wax ci affaire immigration yaakaaru nga li ngay wax ni bu fekkoonte ni mi ngi nekk ci gouvernement bi di nga ma wax problème mu situation bi xale yi nekk ci biir réew mi di nga 1 million d'emplois mais yow Babacar yow borom xam-xam nga depuis sànq ba léegi maa ngi lay wax ni wax deful àddina joxul nit mu lekk mayu ko liggéey comment yow tamit tu peux t'accrocher tout le temps ni waxoon nañu nee ma jëf nañu nee ma jëfoon nañu jëfaat nañu mais munoo ma opposé waxoon nañu tey parce que ñoom seen programme la nii te xam nga état tamit programme la mais non bàyyi leen simplification yi xam nga ñun maag yow ak ñun ñëpp dañoo am mission wu éduquer doomu aadama yi absolument dañoo am mission wu aussi am taxawaay bu woon a jariñ Sénégal mun ñoo yokk mën ñoo avancer mais bu fekkente ni jotaay yi politicien rek la borom xel di wax ak borom xel nit ñi dinañu tàyyi sax si dégluñu amul sens amul intérêt te defe naa ni mën nañ ma xaar man ñu may ma sax ci théorie ndax man ab opposant la si théorie laa yor ndax yoruma levier mais ay la yëwoon ki nga xamee ni 4000 milliards la géré ren ji géré woon 4000 milliards daaw ak bërki daaw depuis 8 ans mu war a gérer ci loolu toll ci 28000 milliards de francs CFA au Sénégal je pense que ni mënuloo ko tegal ci ay programme am xanaa kañ programme sa tàmbali ba lay am léegi li ngay indi mooy résultante yi ak résultats yi yu concret nga bëgg fu mu nekk nii mais moom la Sénégal di xaar moom la ñu bëggoon pour mu mën a doon alternative ba xaleel dootul génn ci réew mi mu mën a doon alternative ba citoyen bu mu mën a doon nga xamee ne da ngay liggéey ci informel wala ci formel nga mën a am sentiment que ni la compétitivité lu wér la ci réew mi et que la compétition se passe dans les meilleures conditions et je pense que ni am nañu jafe-jafe à ce niveau-là et c'est la raison pour laquelle jàpp naa ni man suñu bëggee suñu Sénégal gii ñu teg ko ci yoon il faut que ñu def la Serigne Touba nafa an allahu bi barakati yi doon wax nee na bu sa bopp dee metti ngay faj sa tànk bu yàggee tuuti di nga am feebaru bopp ak feebaru tànk te suñu tàmbali waxtaan maak yow mooy dañu am feebar yow nga bëgg ko lës ci théorie ak programme ma ni la nañ ko wàcc jëm ci acte yi ak jëf yi nga xamee ni moom dong moo takku ndax moom dong moo mën a indi emploi moo mën a sécuriser nit ñi moo ñu mën a tax ñu yëg suñu bopp ci réew mi lañ nekk te loolu dafa manqué indicateur bi gën a leer mooy tey jii xaleel gedd na Sénégal gedd na réewam gedd na sa patrie la terre de ses parents la terre de ses ancêtres vers un ailleurs boo xamee ni xamul nu mu demee te wér na que ni bu demee foofu du gan et ça doit faire peur et ça doit faire froid au dos. Ça interpelle. Non, plus que interpeller, non, ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche de dormir et ça nous empêche. Non, mais sëñ bi ñun sénégalais lañu amuñu beneen bu dul réew mi suñu ay doom si on est incapable de leur offrir quelque chose à quoi ça nous sert de vivre lan mooy njëriñu suñu dund gii su fekkente ni mënuñu liggéeyal suñu doom lu war a tax ñu am njàng mu baax am formation ba am qualité te bu ñu tollee ci liggéey ñu am liggéey loolu buñ ko mënulee def fan lañ jëm wolof dafa ne génnu fas bu ko sàngalulee awraam dàqalu ko weñ dagg sànni moo si gën absolument et de ce point de vue là képp koo xamee ne yàlla dafa la jox cër cim réew nga am mission wu xettali doomu aadama yi ki seen liggéey ki seen paj ki seen jàng te jamono jooju ñu war lay xaar ci dossier yooyu gisuñu la lu dul gis la ci nga jël alal ju dul jeex dugal ko ci foo xamee ne amul benn njariñ ñu gis la ni nga taxas jëmale boor Mamadou ak Mamadi mënatuñu yem ci réew mi te bu ñu demee fa mbaxane di benn mbaxane doon fa téeméer yooyu laa ni c'est des problèmes et c'est ça le problème de fond de la société sénégalaise. da nga jàpp ne ñuy doxalee setut ci réew mi wala ce n'est pas mode de convenable gouvernance bi baaxut. ce n'est pas convenable
ce n'est pas convenable et ça n'a rien à voir avec de la critique c'est un constat lamb daj la lamb daj goo xamee ni dafa yéeme bay tiitalaate heure bii ñu nekk nii bu fekkonte ni meloon nañu waroon a mel ba ñuy départ ca indépendance yi kon mënoon nañu am sañ-sañu ni tey na doomu Corée ba di dunde noonu la suñuy doom di dunde d'accord lan moo tax doomu Corée bi ak waa Corée bi am fu mu jaar ba tey jii ñu nekk 9e puissance économique mondiale ñun ñu am fu ñu jaar wala ñu am fu ñu tuddoon doon nelaw ak di caaxaan ak di folklore ba tey jii bokk si 25 wala ñaar fukki réew yu gën a ndóol ci àddina question yooyu laa ne moo jar teg ci taabal ji solution pour question yooyu moo jar a wax moo ñu war a jar ñun ñëpp ñu jël suñu xalaat ak suñu xel campé ko ci loolu ndax loolu rek moo fi réalité loolu rek moo ñu war a jaral ñuy yàq suñuy kàddu wala ñuy jël suñuy énergie di ko ci def. d'accord honorable bu ma déggee analyse yi ngay def mel ni da nga bëgg a wax ne régime bi fi nekk dafa laaj. waaye loolu xanaa weesu nañ ko xam nga dama bëgg. Daouda ak mbokki sénégalais yi ñuy seetaan ñu fàtte li ma wax ci samay waxi bopp. ñu dem ci seen biir kër fëgg seen biir kër laaj seen bopp laaj seeni doom laaj seeni dëkkaale fu réew mi toll. ñu laaj ko nag laaj boo xamee ni du laaju parparloo ndax nit mën na nax ñëpp waaye mënta nax boppam. te boo duggee sa biir kër laaj sa waañ wala laaj sa waxande xam ne dara nekk fa. mu wér na ni ne am nga ay soxla yu mat sëkk jëm ci weer waa ngi dee te xaw ma nan lay fayee luyaas weer waa ngi dee sama jàng école xaw ma fan laa jëm ak moom weer waa ngi dee te yàlla na sama doom yëpp am jàmm ak salaam ndax ku fi feebar du ma xam nu may def ak yow weer waa ngi dee te maa ngi am ñeenti ponkal ci sama biir kër te amuñu benn njariñ yooyu laa ni moo war a doon suñuy préoccupation te loolu moo ni fi gàññi moo fi teew moom dong dax moo fi nekk et par conséquent suñu amee benn kàddu di ko jëm ci gouvernement bi jot na sëkk na comme am nañu ay indicateurs yu wir yu wane ni fa ñu waroon teg suñu tànk teg ku ñu ko fa nañu wëlbati tànk yi jubali ko ci intérêt Sénégal yi liggéey réew mi ngir doomu aadama yi ngir doom yi sax fi am yéene ak ngëm-ngëmu ni bu ñu nekkee ci seen réew dinañ fa mën a tedd ba dootuñu xoolati bitim réew. honorable da nga bëgg a wax changement de régime. bien évidemment ci lépp loo xamee ni gis nga xam nga dafa am question boo xamee ni dafa nekk question bu nekk ci gannaaw question bi nga laaj ndax plus loin que ngay xalaat rek da ngay gis ni keroog bi ñu amee indépendance la ñu waroon def sax dañ koo bàyyi ndax dañoo waroon a toog laaj suñu bopp ni léegi tubaab dem na ñu ni neen la lan la ñu bëggal suñu bopp ban réew la ñu bëgg a tabax bu ko defee suñuy programme suñuy vision suñuy stratégie yépp ñu méngale ko ak option boobu construire nag un vivre ensemble boo xamee ni day méngoog suñuy aspiration te bàyyi wala simmeeku ci mbubbu tubaab bi ak niru tubaab bi te ittewoo sénégalais yi. parce que vous êtes pour la rupture. xam nga man de toutes les manières depuis ba may Cheikh Bamba Dièye ba léegi ku ma mës a xam nga ni sama discours dafa mës a nekk en décalage ak perception bi nit ñu yor di ko defee politique ndax man ki ma jàngal politique muy Cheikh Ablaye Dièye yal na yàlla yokk leeram dafa daan wax ni politique mooy sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan donc sacerdoce la engagement la soo ciy dugg sa yéene ak sa itte moo di sa jot ca énergie sa xam-xam sa feem yépp da nga koy jël mettre ko au service de ta nation du développement de ta nation et du développement de la conscience nationale. D'accord. xam nga tey dañu am ay problèmes yu bare bi ci gën a yées gën a bon mooy ñàkk gu tar te ñàkk sëñ Moussa Ka nee na baaxul ci waaju baax ndax day tas këram xolam di jeex ñàkk googu boolekaat nag indifférence ak une perception du pouvoir qui est archaïque boo xamee ni dafa doon reproduction wu gis-gis bi tubaab bi amoon ci ñun ak ci suñu alal ndax bi tubaab bi taxoo ñi fi nekk ak doon héritier wu politique yi fi nekk dañoo simmi mbubbu tubaab bi
mais xel meeg xalaat bi moom la ñuy yore moom la ñuy yore ñun ndax na tubaab bi daa woon di tibb di yóbbu réewam ñoom dañuy tibbi di def seen poche def seeni gafa waaw donc mu wóor ni la kon le projet national n'est pas ancré véritablement les énergies yi ñu am si suñu réew mobiliser wuñu ko pour mettre ko au service du développement et que la cause nationale li war a taxawal doomu aadama yi itteel leen jàppale leen jox leen capacité yëkkati seen citoyenneté yooyu yëpp daf di ay dossiers en friche yoo xamee ni kenn defu si dara ma lay xamal benn mbir ni la citoyenneté kenn du ko judduwaale dañ koy tabax si yow te loolu c'est un projet national ndax mooy tax nit ki daal di bàyyi xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti moo tax nit ki bàyyi bëgg lu yomb moo tax nit ki bàyyi fan sàcc moo tax nit ki di bàyyi faral tooñkat moo tax nit ki di responsable di assumer ay mission am d'accord honorable pour ñu jeexal chapitre bi ñu jagleel wàllum immigration clandestine bi nan ngay jàngatee mutisme autorité sénégalais yi xam nga mutisme bi ça se comprend ah oui ndax tey jii bu affaire bi explosé ci kanamu nit ñi mooy évidence ni politique yi baaxul ça remet en cause non ça les fait exploser day multiplier par 0 toutes les politiques qui ont été mises en place toutes les politiques parce que c'est effroyable affaire bi gàcce la dafa yéeme est-ce que yow tiim nga gaal boo xamee ni 200 sénégalais yoo xamee ni ki ci gën a mag amul 30 ans yenn saa yi sax ay mineur nekk si loolu foo ko daan gis mooy dëkk tàkk na boo daan gis yu mel noonu mooy dëkk tàkk na raaf na daw sauve qui peut boo demee di gérer réew depuis 1960 ba tey ji résultante bi mooy sénégalais yi nekk dans le sauve qui peut ça veut dire que ni dafoo dara et pas seulement ñi fi nekk mais toutes les politiques additionnées de 1960 à maintenant mais est-ce que ça doit justifier seen mutisme bi. non mais c'est normal. parce que wax boo waxulee. ñu lay naan 500 morts sa doom yoo xamante ni ñoo ngi dëkk ci sa réew. xam nga loolu moo lay wane ni benn amuñu yëg-yëg ci nit ñi moo lay wane ni ay politiciens lañu ndax tey jii jikko mbëtt la ñu yore maanaam bu bopp bi duggee ci pax mi rek mu defe ne li des ci yaram bi kenn gisu ko yaakaar nañu ni bu ñu domtee yenn presse yi. ni pat. les gens vont oublier mais fi ñuy fàtte mooy affaire bi mënuloo ko fàtte ndax saa yoo yeewoo les faits sont réels moom ngay daj tax dafa am benn sénégalais boo xamee ni situation bi dafa tar ci moom ndeysaan mu xëy suba ba ngoon amul lu dul téeméeri dërëm bàyyi jox ko waa kër ga ñu reer ci som bi ci ñu tëdd fajar jot mu yeewu bi mu yeewoo mu làmb yaram bi bu yëg ni yeewu na daal di jàpp bopp bi ni oxoo yeewooti naa ces situations-là ça fait rire mais ça déchire le cœur ça déchire le cœur parce que gisuma lu war a tax une minorité nekk super à l'aise alors que l'écrasante majorité ñu ngi croupir dans les bas-fonds de la pauvreté. Absolument. Et c'est ça le vrai problème de fond que nous avons dans ce pays li ñu naqari Sénégal yépp mooy que ni mënuñoo comprendre amul ci histoire lu dul ci Afrique ak surtout ci zone yi nga xam ne moom la France domine 60 années 60 années yoo xamee ni da nga moom sa bopp te mënuloo fexe ba régler say problème tu trouves ça normal? Pas du tout. Non, c'est ça le problème. D'accord. Pourquoi 60 ans ñu nekk ak ñun suñu bopp te mënuñoo tànqale xànc ak moromam mënuñoo lijjanti dara mënuñoo créer dara mënuñoo initiatival dara dëkk bi avancé wul teguwul fenn y a pas d'emploi y a rien. Problème système là. Non, mais c'est pire que ça, c'est des problèmes d'hommes. Ce sont les gens qui sont c'est des problèmes d'hommes parce que nit ñi damay delluwaat ci la Serigne Touba wax parce que gis nga suñu problème ñun mooy qu'on a été quelque part un peu hypocrite si choix li ñuy def ci suñu jëmm bopp yi il faut que ñu xam ne duñu ay tubaab te waruñoo mën a singer tubaab yi il faut que ñu xam ne c'est des sociétés négro-africaines. D'accord. Et pour la plupart des sociétés croyantes. D'accord. Il faut que les valeurs yi nga xamee ne moo nekk les soubassements de la société du suivre doomu aadama bi du berceau à la tombe il faut que ces valeurs là dugg ci li nga xamee ne mooy l'espace politique. D'accord. Parce que li ñuy def politique du sax la politique occidentale
c'est la politique coloniale française moom la gars yi yor sous des dors de nit ku ñuul yu taxaw bokk ak ñun ay sant, mais il se comporte avec ce pays exactement de la même manière que le régime colonial exerçait la prédation sur nos ressources. C'est pourquoi Serigne Touba doon wax ni wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksifin fasal. nee na ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des. Plus qu'un problème de système global, c'est un problème de dynamique à l'intérieur des systèmes. Les dynamiques ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas des dynamiques qui sont convergentes avec nos valeurs propres. Donc il faut que l'homo sénégalensis jubóog jikkoy boppam li koy mandargaal te di tax muy ràññante seen biir ñu jël ko loolu mu habiter l'espace politique. moo tax Cheikh Abdoulaye doon wax naan sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan te pour nga mën ko def il faut que nit kookee nekk un homme de bien. d'accord honorable si jamono bi ñuy wax di jooy doomu sénégalais yi dee si géej gi tey ñoo ngi ñuy wax ne Sénégal signé na beneen accord ak Union européenne jëm si wàllum exploitation ressources halieutiques yi nan nga gisee loolu. waaw mais mooy li ñuy wax yow sa kër ngaa tàkk. as tuuti ndox ba nga am. nga war ko itteewoo pour faye ka sab lakk faye woo ko nga jël benn waay di romb nga yebal ko ci oto mu yóbbu. tu trouves ça normal. jàpp nga ne problème mais xam nga gis nga moom laa lay ne la gis nga sentiment national boobu moo nekkul ci ñoom loolu ab étranger rek moo war a mën a réagir noonu avec le bien national parce que. tey jii bu fekkente ni da nga jël 50 000 tonnes de thon ak 8 750 tonnes de mirou noir nga ni da nga koy céder pour une valeur approximative de 10 milliards ci marché tey jii boo demoon marché bu jën ñi yombee ba yomb yooyu ñuy wax loolu dina jar 190 milliards bu jën yombee ba yomb maanaam nga ni au prix 2000 francs le kilo 3500 le kilo dina jar 190 milliards. donc da nga bëgg non attends non mais yow nit nga kan lañ fi dof ñun ba njëgu 190 milliards ñu koy jëndee 10 milliards. njiit loolu warulaa tiital yow. bien sûr njiit lu mel noonu est-ce que waruñoo tax ñun ñu am problème d'insécurité. da ngay remettre en cause la réalité des chiffres. Non, mais man je ne mets pas en cause la réalité des chiffres, je te donne la réalité des chiffres. Man maa lay jox la réalité des chiffres indexés sur le marché national. waxuma la les prix à l'étranger de. dama ne les prix sur le marché local sénégalais. lii ñu leen jox muy 58 750 tonnes de poissons de nos ressources halieutiques. mi ngi jar au bas mot si li gën a néew 190 milliards de nos francs. est-ce que loolu warul tax ñu casser accords yi. honorable mais dañu ko waru woon a signer parce que tey jii suñuy doomam mënuñoo dem Mauritanie. oui absolument. bu ñu fa demee ñu fetal lépp. parce que amul licence. parce que Sénégal deful li ci war parce que tey jii ñoom bu ñu mënee jënd 10 milliards. suñuy ressources yaakaaroon na 10 milliards yooyu si 4000 milliards yi ñu am suñu budget état wu Sénégal mënu ko woon jël jox ko Mauritanie suñu doom yi mën a napp Sénégal napp Mauritanie. mu nekk entre Sénégal ak Mauritanie. yaakaaroon ni loolu doon na tax benn xaleel parce que dans ce moment là benn xaleel dootul génnati di yab gaal naan da nga koy yóbbu Espagne duñ ko tal ndax jën bi dina am ndax ressource bi dina am xaalis bi dina am koom-koom gi dina fi nekk ndax bu mool bi amee lu mu dundalee njabootam yëg boppam ci liggéeyam mais du jël benn gaal te bu mool dugalee ci gaal du dem Espagne. D'accord. Donc yooyu mooy la réalité du problème et c'est triste et il faut que ces problèmes là ñu arrêté que te à l'endroit des Sénégalais ma leen di xamal ni yu mel nii bu amee nañuy jàng di takk toutes ces leçons là dañ ko war a téye te bañ ko fàtte ndax le jour du rendez-vous que nit ñi fàttali ko ni réew kenn mënu koo tabax si di fan sàcc ak faral tooñkat boo bëggee tabax sa réew da ngay fekk ay tabaxkat nga jox leen ko boo bëggee tabax sa réew da ngay fekk ay nit yu jub nga dénk leen ko boo bëggee tabax sa réew da ngay fekk nit ñoo xamee ne ay patriotes lañu te wane nañu seen démb ak seen bërki démb seen engagement nga dénk leen ko ñooñu ñoo lay defaral waaye ñii ak ñale soo leen téye ñu yàqal la. D'accord contexte bi ñuy wax mooy ouverture gouvernement d'ouverture
nan nga ko gisee ouverture avec des ténors de l'opposition yoo xamante ni tey ñëw nañ dugg ci pouvoir bi. xam nga gouvernement moom si suñu république sañ-sañu président de la république la moo ko simis bu muy sol la heure bu ko neexee mën na koo simi sànni wut beneen loolu moom amul commentaire mais li ma mën a wax man mooy que ni dama bëgg Sénégal yépp xam ni que ni ci escroquerie la ñu nekk démb ak bërki démb te si la ñu nekkaat tey jii te gisuguma lu war a tax ñoom ñu changé escroquerie bu wér bu wóor boo xamee ni gouvernement wu Sénégal samp na ko ci bopp sénégalais yi dama lay indil ay tegtal njëkkoon na fi woote dialogue génne fi sax journée nationale du dialogue ak ay engagement yu dul jeex tey jii kenn déggatu ci dara kenn waxaatu ci dara mu woote waat ñaareelu dialogue nit ñi defe ne dina baax mujjul fenn ñetteelu dialogue bi mu woote dans les mêmes conditions mooy saa yu bëggee kenn ci opposition bi ñu am lu ñu diil ci kaw bopp sénégalais yi wala ñu lu ñu lijjanti ci seen mbir ci kaw bopp sénégalais yi dañuy prétexteel dialogue politique boo xamante wul fenn looloo tax dès le départ ma ni man bokkuma dialogue politique bokkuma dialogue national ndax dama gisoon ni à la fin lu ñu naqari rek lañ ci am la réalité résultat bi lii lay joxe mais kon bettu la munumaa bett te dinaa la wax benn mbir dialogue politique boobu ak conséquence bi mu indi ci une partie de l'opposition fekk leen ca biir nguur ga dafa exploser loolu le calendrier électoral tey jii réew mi kenn mënatu la wax kañ ngay élection kenn mënatu la wax kañ ngay local kenn mënatu la wax kañ ngay législative présidentielle la ñu jàpp ni 2024 dina am mais est-ce que par rapport ak jafe-jafe yi ñu fi doon wax maag yow tartar gi ñu am booleka Covid-19 bi ñu dund ak ni nga xam ne ni l'économie nationale était en panne ou en veille est-ce que yaakaar nga ni la solution à tous ces problèmes là mooy que ni ñaari politiciens wala ñett wala ñeenti politiciens yu juboo depuis quand la seen rek gu ñoom di tax njaboot gi di suur depuis quand le confort ou quelques politiciens di signifier que le pays va bien et que le Sénégalais ay intérêt am jël nañ ko en charge. Pourtant on nous sert des discours comme intérêt population bi moo tax tey ñuy retrouver wu. xam nga wolof nee na daal sa reggub jaambur mënulaa tax a suur te teg na si sax beneen bu gën a garaaw nee na la plupart du temps buur yi moom rangooñu baadoola la ñuy siime seeni cere li fi nekk tey mooy que ni maag yow ba ñu tàmbalee di wax ba léegi duut nañu baaraam lii jafe-jafe ci réew mi te mosuma gis politique d'emploi boo xamee ni juboo politicien mooy tax mu am kon da nga jàpp ne mosuma gis croissance ci réew boo xamee ni mécanisme yi mooy juboo politicien mosuma kaa gis te amul fenn. da nga bëgg a wax ne gouvernement d'ouverture bi du aboutir si lenn. donc li ma la mën a wax tey premier constat mooy seen gouvernement bi li mu njëkk consacré mooy explosion wu calendrier électoral bi li mu njëkk ñaareel bi mu consacré mooy léthargie bi mu dugalaat ci suñu système de développement ñetteel boobu conséquence bi moo di il est bien sûr que ni ñu nga am ay problèmes yu dul jeex ci tey te suñu ëllëg moo gën a ñuul ndax li tax suñu ëllëg moo gën a ñuul parce que tey jii la ñu doon laam-laamee di yaakaar naan dina am ak du am ndax président de la république nanguwul ŋaang yàbbi si dafa mel na ni yu mel nii jëm ci ay juboo politicien day gën a saxal ci bopp sénégalais yi njàqare ak tiit goo xamee ni que ni mën nañu dem ba 2024 mu war a yebbe ay kaakaam jabal keneen ñu bëgg ñu samp la nga xamee ni démb ak bërki démb muy ay troisième mandat ak ay naq saxan nag yu xaw a mel noonu yoo xamee ni jëmul kër te musiba la ci réew mi moo tax ma delluwaat ci sama question bi ma interpellation ñun dañu war a def di takk tey tey chaque situation ñu koy xool bu baax te di ko analyser di ko jàpp te di ko téye ndax li fi wér bu wóor mooy bu fekkoonte ni ay nit bu ñuy dajaloo dañ koy dajaloo ci li nga xamee ni mooy li itteel askan wi mooy li amal njariñ réew mi
di consolider démocratie bi di may nit ñi sañ-sañ di leen jox koom-koom di indi liggéey ci biir réew mi sax nga ni waaw waaye li ñuy gis ndax bii fi am tey jii ak ya fi amoon dara wuutewu leen li leen indi li fi nekk daal mooy chaque fois bu jafe-jafe amee ci réew mi au lieu ñu ittewoo solutionner jafe-jafe bi la ñuy njëkk ittewoo mooy nañu dem ca opposition ba tibbisi lu takku pour mën a tëj gébbinu nit ñi man xawma nag ban njiit moo bëgg a kal stratégie am si bu waree def liggéeyam du ko def mais préoccupation yépp mooy nan laay dugale dara ci gémminu Masamba ak Mademba pour tëj gémminu waxkat yi. D'accord. Nomination IDI et conseil économique social et environnemental ñu jeexal. J'ai pas de commentaire là-dessus. Ah bon? Non, j'ai pas de commentaire. taxawoon na fi ne nañ ko supprimer tey nommé nañ ko foofu. mais loolu moom la engagé man je ne vois du ma avocat wam bokkuma ci parti am. bokkoon ngeen coalition. c'est une coalition électorale. te li ma la bëgg li tax ma ni la awma ci commentaire. moo di ma ni ku nekk say say kaddu moo la yeew. arab dafa ni al xurru xurru maa lam yatakallam mu ne gore na te waxagul. bu waxee nag gënaat na yeew boppam parti politique yi ni ñu bare noonu la ñu wutee te ku nekk ca fa nga ca féete am nga sañ-sañu nu la neex taxawe nu la neex doxe li ma la mën a wax kañ mooy nga laaj ma man Cheikh Bamba Dièye lan mooy sama gis-gis ci conseil économique et social ma ne la kat 1900 bañ ko njëkkee créé ba fi tey jii sama kàddu mosu see changé li ma wax mooy itteewu Sénégal bi gën ci jamono yi mooy nan la ñu mën a regrouper alal ju bare bi ñuy yàq ci situation yu ñu amalul benn njëriñ mën ko dugal ci secteur yi nga xamee ni mooy yu prioritaire suñu réew. nañ ko supprimer conseil économique social environnemental. xam nga man sama livre boo demee ci sama livre Sénégal thérapie pour un pays blessé dama dajale lii di HCCT ak conseil économique et social supprimer doo leen remplacer doo leen pas par benn institution boo xamee ay nit dañ leen fay fal mais par benn centre d'études stratégiques nga xamee ni as lëf ci nit lay doon ñuy récupérer ay experts ci ay dossiers interroger leen di génne ay publications yoo xamee ni dina mën a servir de guideline ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi ak ay décideurs yi. Cheikh Bamba Dièye jërëjëf. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax. jeex na vraiment c'est toujours un plaisir di la dalal waxtaan ak yow surtout si contexte bi réew mi toll jërëjëf. mbokk yi seetaan Dakaractu ñu jox leen dig daje semaine bii di ñëw ak ci beneen invité si seeni émission Actu Débat jërë ngeen jëf.